média dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ca gën a fës kon daanu yëgluwaat rek ngir mën a dox ñaxtu àjjuma ji ñu dëkk ma lay doon kuréel googu di ñoo lànk nag la ñu namoon a amal ca géejuwaay du mën a ne ndax préfet da leen ko nangulul gannaaw arrêté bi génn nag Salif Sow daañu jokkoo ak moom ca diwaanu géejuwaay lu soxal loolee ñuy ñaxtu muy nag kon yokkuteeg facture yu courant yi médiateur de la république nag ma nga ca yëy yàbbi ca Touba Mbacké la yëkkati yooyee kàddu muy maître Alioune Badara Cissé la mu xamle nag mooy doxub ñaxtu doon na loo xamante ne sañ-sañ la ndax tënku na ci charte réew mi waaye léppit nañu ko tënkit ci li nga xamante ne nii moom la yoon santaane di ngeen dégg ay kàddoom ca Touba liggéeykat yu nekk ca Sonacos ca diwaanu Ziguinchor meex nañu lool liggéeykat yooyu nga xamante ne ñu nga fekk baax ca Ziguinchor Sédhiou ak Kolda seen kër googu di Sonacos nag ñu ne ba nëgëni jotaguñu nag benn gerte boo xamante ne nii jëm na ca la ñu war a liggéey ndax ku ne xam na ne ci wàllu dawlin ca la ñuy liggéey ndax gerte gi nga xamante ne ñu ngi koy yóbbu bitim réew di ko fa jaayee moo waral nag ñu amal toogaay ñaxtu ci kanamu seen barabu liggéeykaay boobu lu soxal wàllug sàkku ak pédophilie muy rek ñiy sàkku ndaw ñi ñooñee di def ñaawteef yooyu nag boo moyul bu ñu leen attee rek mën nañoo tëdd seen giir dund ci kaso bi maître Malick Sall moom moo ko xamle muy jëwriñ di dénk wàllug yoon ci ab lël la daal di yëkkati yooyee kàddu mu soxal nag loi bi ñu tëral ngir criminaliser wàllug sàkku ak pédophilie dinañ wax it ci wàllug caada ak festival culturel bi ñuy amal bi ñu doon amal fële ca Baxga jeex na niki démb mu soxal nag kon aaday xaal pulaar nu ñuy fexee rek ba képp kuy xaal pulaar nag mën a rek joxante loxo ak sa morom maanaam daal li ko tax a jug rek mooy gën a rattaxal diggante xaal pulaar yi waaye tamit bokk na ci gën a suqali tamit il amox fil jaarale ko ci wàllug caada lii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenikaay yi bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. daleen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ni ñu ko waxee woon nag doxub ñaxtu bi ñu namoon a amal tey ca Géejawaay du mën a ne ndax préfet nangulu leen ko ñoom kuréel googu woowee seen bopp ñoo lànk di mettlu nag facture courant yi ñu yokk gannaaw nag ba ko préfet lànkee rek ñu ne nag ñi ngi def daal beneen demande ngir àjjuma ji ñu dëkkmal Salif Sow la ñuy fekk ji ci banlieue bu Ndakaaru Salif Sow maa ngi lay nuyu. mangook loo ñu mën a tënk rek ci doxu ñaxtu boobu wax naa ko léegi ñu namoon ko amal waaye nag du mën a ne. waaw ñoo lànk ñoo bañ préfet bu Guédiawaye lànkal na leen doxu ñaxtu boobule gars yi tamit ne ñu dañuy jëfee ndigal li ndaxte préfet def na leen déposé wuñu demande bi ba mu desee ñetti fan moo tax mu lànk ko waaye ñoo lànk bañ jàkkaarloo ñoom tey su waxtaan ak ñoom nee nañu duñu wàcc ci mbedd mi waaye tey yi dañ déposé waat beneen demande autorisation marché boo xamante ni bu soobee yàlla ajuma bii di ñëw lañ koy def nee ñu nag ajuma bii di ñëw mu neex mu naqari dañuy marché. Salif Sow ñu koy jaajëfal bu baax a baax doon ñu rek kon tënkal loolu wax naa ko léegi muy kuréel googu ñuy woowee nag ñoo lànk ñoo bañ ngir courant facture yi ñu yokk ñu namoon a amal rek doxu ñaxtu ca Géejuwaay waaye sottiwul ndax préfet daf leen ko nanguwul ndax jaarale wuñu ko ci yoon waaye nag ña ngay njoxtu ni àjjuma ji ni ñëw nag xëy na ñu nangul leen ko ba ñu mën a def rek loolu ñuy baaxoo di def àjjuma ju ne médiateur de la république nag yëy na yàbbi ci doxu ñaxtu ci Sénégal mu ne nag lu ñu mën a nangu la ndax booy xool charte réew mi da koo daal di kon nangu kon nit kenn waru koo lankal kenn waaye tamit lépp rek nañu ko daal di tënk ci yoon maître Alioune Badara Cissé moo yëkkati yooyu kàddu ca diwaanu Touba gannaaw ba muy janoo ak ay apériste foofu ci fàttali apériste ndaw yooyu nag ñu ca baree bari baax na itam suñu force de l'ordre yi di mën di encadrer ñi nga xam ne ñooy manifestant yi itam di mën a yem ci itinéraire bi nga xam ni dañ leen ko tracer waaye yooyu yëpp buñ ko waxtaanee woon ca njalbeen ak xale yi nga xam ni ca fan yële waaye buñ dul def la sur lu ci mënti am rek gannaaw bu ko président yégee ba noppi dañ ko tasaare ba xëy na ñoom seeni droit ci le cours de la vie
seeni droit pour se manifester et exprimer leur désir daañu ko mën à la sécurité des biens publics, à la sécurité des personnes dans un Sénégal qui boo xam ni yàlla xéwale nañu ay koom yu jógee ci biir suuf yoo xamante ni dëkk yu bare dañu ko ñee kon nag ñu war xam ni développement moom ala kulli aal bu fekkee jàmm amul rek dana xaw jafe mu nekk. coow li ma ngay wéy nag ci kër gi di Dakar Dem Dikk ak liggéeykat yooyu gannaaw nag ba ñu dàkkee kenn ca ñoom muy Diatta Fall moomu nag ñu ne dafa wax loo xamante ne daal dëppawul ak yoon maanaam wax ja du dëgg moo waral nag kon directeur général ba daal jël ca dogal daal di koy licencier ñoom nag ñu jàpp ni loolu daal ci yaama neex ak maa tey la ñu ko teg moo waral syndicaliste yooyu doon janoog taskatu xabaar yi ca Parcelles Assainies ñu ne nag kii di directeur général ba duñu ko may dara te tey nag la ñu gën a dogu ci seen xeex ñu teewlu Mboxe Wade moom délégué bu personnel ba la ci micro Salif Sow. Diatta Fall wax kon ñun lii bettuñu léegi nag ñu ngi woo OFNAC di woo central syndicat yi di wax ne tey jii na ngeen xam ne lépp loo xam ne am na ci Dakar Dem Dikk moom monsieur le directeur général moo ko créé. donc kon moom Moussa Diop moo bëggul jàmm ci kër gi léegi nag lépp loo xam ne am na ñun dañuy wax gouvernement Sénégal bu fekkee nag ñoom dañu may société bi Moussa Diop nañ ñu ko wax. gouvernement Sénégal tamit lu am ñoom la man est-ce que Macky Sall mu ngi ci réew bi xam na li xew Dakar Dem Dikk est-ce que tey ñoom ñu ngi leen di rendre compte donc loolu moo tax vraiment nañ xam ne lépp lu fi am Moussa Diop mooy responsable ak ñi nga xam ne ñooy ay kilifam. fële yi tamit ci Ngent ñenn ci askan wa nag ñi nga xamante ni dañoo jàpp ni kon seeni terrain daal dañu ko joxe ci anam yu doy waax terrain yooyu nga xamante ne nag dañu ko am gannaaw kayit yu leer naññ tey nag ñu ne lépp rek dara walu ko lu dul domaine industriel ba foofu ñu ne nag kilifa yi nañ ca gaaw wax ndax loolee seen suuf la te nag kayit yu leer la ñu yor ci seeni loxo ñu teewlu ñenn ci ñoom ci micro Seynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. ci lotissement administratif lañu nekk. lotissement administratif bu nga xamante ne dafa yàgg. lotissement yi nit ñi commencé nañ ci dëkk mais depuis quelque temps dañoo remarqué ni Aprosi mi nga xamante ne moom moo fi nekk ñëw bëgg ci teg ay loxo. utiliser na 42 hectares yi nga xamante ne jox nañ ko ba pare mu bëgg cee def extension mairie bi bañal ko mais n'empêche moom mu ngi insister chaque jour ñu leen di gis fii. dem nañ sax ba implanté ay bornes yoo xamante ne si suñu site la nekk te ñun loolu suñu bakkan lañ ci teg. pare nañ ko parce que boo ko xoolaatee li fi nekk di nga xam ne nit ñi commencé nañu dëkk sa nit ñi commencé nañu ñëw Dakar dafa xat lotissement bu yàgg la Ngent bi moom moo ko defoon depuis yàgg na parce que demande extension loon depuis date de presque mën naa wax 97 depuis date de 1997 donc bien avant sax Diamniadio di nekk commune donc lu yàgg la te fi ñu nekk nii lañ bëgg a feex ni ñu fi jëlee loolu du am tey du am ëllëg. ni ñu ko waxee woon ci ponk xibaar yi ca diwaanu Ziguinchor moom liggéeykat yi nekk ca Sonacos ba ñu ngay wooteeg wàllu Sonacos boobu nga xamante ne daanaka moo boole diwaanu Ziguinchor Sédhiou ak Kolda li ko waral nag mooy gerte gi nga xamante ni ña ngi koy jaay feneen loolu tax na ba kër googu ba nëga ni mënta jot benn gerte gannaaw ba campagne bi tàmbalee ba tey ñoom nag amal nañu toogaay ñaxtu ci kanamu seen barabu liggéeykaay boobulee ñu teewlu Sékou Tamba moo wax ci seen tur ci micro Boubacar Diassi. usine bi les emplois ñu ngi waajal nasaxaay donc balaa ñu toog ba ñu dax nit ñi ci biti ñun dinañu teel a yuuxu pour wax gouvernement bi te li ñu nekk di doxal ñu neexuñu parce que ñun bu ñu seetlee bu ñu defee analyse bu ndaw Macky Sall weer yële passé joxoon na ay instructions en conseil des ministres pour nag ministres yi jublu ci affaire Sonacos ñun ñëpp gëmoon nañ ko parce que moom moo tax ñu jël Sonacos def ko national donc foofu war nañ ko mën a gërëm mais situation bu ñu gis nii kooku jëmul kër loolu moo tax golo du béy baabun bi jël baabun bi mooy chinois yi ñu ngi ñuy yóbbu àllaaxira bi fu mu ne dafa doy sëkk ils n'ont qu'à maintenant arrêter les exportations benn gerte ñëw fi li ci présentement pour aller au plus pressé ils n'ont qu'à arrêter les exportations président na fexe usines yi am gerte exportation nañ ko arrêté parce que exportation moo tax kenn mënu am gerte dañuy def demande de marche
tey nañ déposé lettre bu soobee yàlla ak yonentam pour mun a dem ci dëkk ba ñu xam ne seen doom yi nekk di liggéey Sonacos ñu ngi waaj a dee. gannaaw Ziguinchor Kolda ak liggéeykat yu fare ca wàllug wér-gi-yaram ñoom it ña ngay yëglu ca la ñuy dund am na ñoo xamante ne fanweeri at a ngi nii ñi nekk ci bénévolat maanaam di liggéey te fayuñu leen dërëm ñu ne nag loolee la ñu bëgg rek mu dakk tey ña ngay wooteek wàllu. docteur ci seeni liggéey te kenn du leen fay maanaam les acteurs communautaires comme bajenu gox yi ASC yi ak ñeneen doon nañu ay liggéeykat yi am solo lool ca liggéey waa kër docteur moo waral ñoom saa su ne ñuy joytu ndax ñi ñuy liggéeyal rawatina nguur gi gestu leen ñu bëri ci ñoom ñoo ngi ci liggéey bi ni mel depuis li jege fanweeri at. parce que quelqu'un qui est volontaire même s'il le fait avec pour sa communauté mais même bu nit ki doonee volontaire muy liggéeyal askan wi te laajul benn payoor li gën a rafet mooy ñuy yegg ko guddi ak bëccëg ñoo ngi ak infirmier yi ak sage-femme yi ngir war nañoo yërëm ñu xool ci kër docteur bu ne ñu recruter ñu fa gën a xarañ ci seeni liggéey amuñu fa benn payoor xaaruñu dara ci kenn te ñoo ngi liggéey ni mu waree ci lu jëm ci wàllu jumtukaay ñu jàppale ñu am ay jumtukaay yu xarañ yi. Le moyen matériel il faut qu'on dispose de moyens efficaces. fii ci département bu Vélingara fi nga xam ne ngir ñàkk fii gone yi dafa ànd ak ay jafe ni doom waaye loolu taxul yile agent de santé communautaire daal di wàññeeku. ñu bëri du ñu doon jot ay information pour xam ne fan la ñu war a vacciner ban vaccination pour lan la tey avec acteurs communautaires yi ñooñu ñooy dem si dëkk yi dem si famille yi dem si looy def pour nga xeex palu bi donc ñoom seen rôle dafa am solo. ngir jéem a saafara benn ci seen i jafe-jafe district sanitaire bu Vélingara moo leen baaxee ay vélo. ministère daf ñu sant chaque année ñu xool acteurs communautaires ñuy nekk ci population yi ñuy liggéey pour santé ñan ñoo gën a xarañ. ces 25 postes on choisi dañu tànn seen acteurs communautaires acteurs yooyu la ñu récompenser tey. Pensez à récompenser les acteurs de santé communautaire. ñoo ngi rafetlu jëf yi ngeen amal ci agent de santé communautaire yi ndaxte ñoom dañoo bokk ci jàmbaar yi ñu gën a war a jaajëfal. Explicite les vertus fondamentales liées à la gestion axée sur les résultats. ñu toll ci 2,4 agent de santé communautaire ci biir diwaanu Kolda yile acteurs de la santé ñooy feddali seeni jooy xol ngir seeni conditions de travail am astut coppite. ñu des ba tey ci wàllu wér-gu-yaram ak kër docteur bu mag ba nekk ca diwaanu Kaolack di jànkonteel ay jafe-jafe ci wàllu personnel bu xarañ ñu ne nag foofee booy xool benn pédiatre képp la ñu am benn cardiologue ak benn orthopédiste ci limuk askan wu takku wu fay ñëw rek di faju loolee nag la ñu bëgg rek kilifa yi jàppale leen ci bu baax a baax loolu sax ñu xamle ko nag ci bëccëgub démb bi ñu doon amal donte rek kon bàyyi xel xale yi nga xamante ne dañ leen a hospitalisé di leen rek feeteel Noël Ibrahima Diamé. hôpital régional bu Kaolack nag toogatul rek di xaar nguur gi pour mën a régler déficitam ci médecin spécialiste qualifié direction bi jël na ay motukaayam lal ay stratégie mën a tourner page boobule renforcer personnel bi rawatina ci pédiatrie bi. pédiatrie ñu ngi siy def ay jéego yu bëri bu yàggu rek équipe de garde yi gën a am solo. boo xam ne mu ngi fi woon ba pare donc muy 3 médecins ci benn service bi donc secteur bu nekk ñoo ngi xool nan lañ koy yokkee ba taxawaay bi gën a mat ba nga xam ne attente bi li population yi di xaar ci ñun ñu mën koo taxawee. ku ne pédiatrie nag ne xale justement xale yooyu la lañ doon célébrer le fête de Noël muy doomu personnel hôpital bi waaye tamit xale yi tëdd feebar ci service pédiatrie. du xale yi ñi personnel bi am rek la ñuy feetal. dañuy feetal aussi xale yi nga xam ni présentement ñu ngi ci hôpital bi ñooñu aussi service social daf leen jël en charge pour jox leen ay cadeaux jox leen ay goûter ni leen yéen a ngi ci hôpital bi mais dans votre seconde famille parce que xale yi nga xam ne dañoo ñëw hôpital ñun dañ leen a jàpp comme sunuy doom. directrice bi di rafetlu ambiance bi le ndax nee nañ ni ki daaw kenn talu fi woon feet ndax ñagas-ñagas yi doxoon diggante direction beek syndicat liggéeykatu hôpital bi waaye fi mu toll ni de mu ñuy xamal ne dal am na bu baax a baax te sérénité bi tax na hôpital baa ngi fonctionner comme ni ko askan wi di xaar yi
jàmm nag am na ca Mbour gannaaw coow la fa amoon ci bi ñu bëggee rek tabax ñaareelu quai de pêche ba ak nappkat yu bari taxaw ne du ca dal mu mel ni tey njiital conseil départemental bu Mbour moo ca dox nag tànk jàmm ba lépp nag mujjee sotti. Abdourahmane Diallo. nappkat yi daal di fësal seen taxawaay ñoom fi mu ne nii ànd nañu ngir ñu tabaxaat ñaareelu quai de pêche bi ci Mbour. Saliou Samba démarche bi mu si def bu fekkoon ne noonu lañ njëkke woon ngoon duñu yëg si fii xaaxaam diisul de wante xajul si ñaari tuñ ñuy doolee ñaan si yàlla lii nga xam ne moom la ñu doon ñaan mu teewoon si ndax ñàkk déggoo si kàddu xale yi wax nañu ba d'accord nañu ba maye nañu ko wante nag fi nga xamee ne fi la gaal yi war a jëm nañ ko protéger bu baax boo xamee ne defal nu benn barrage ci biir géej boo xamee ne bu lu mu sàmbara ginnaaw ko dama jëm tefes. moom mi nga xam ni moom la nguur gi yónni ngir mu dox ci tànk jàmm njiitu conseil départemental bu Mbour di rafetlu ni coow li fayee. temps yi ma doon jàng dama doon dem géej di ànd ak ñoom suñu wàccee ñu doon bokk di añ bi man añu mool laa doon añee parce que mool la lëbu la kajoor la. nekk ci côté pêcheur nekk ci côté mareyeur te di ci dund comme lu may wax rek dinaa ko waxaat ñëpp dégg ko li ma sol nii jën moo ko jën donc lu leen daal rek daf may dal yàlla def ta ma nekk autorité war a am taxawaay tamit pour que lii mun a nekk jàmm pour ñëpp ama njëriñ suñu askan donc di leen gërëm seen taxawaay ci lu ngeen ñu may ñaan bi ñu leen ñaan. ndaje bi tamit doonoon na ab occasion ngir nappkat yi ñu ñaan ngir ñu bàyyi fukk ak benn ci ñoom ñi nga xam ni fi mu ne nii ñu ngi tëdd ci kaso Mbour bi. cant ak ngërëm ñeel na la Abdourahmane Diallo képp ku sàkkooti nit mbaa sax nga sàkko ab gone boo moyul nag da nga tëdd kaso sa giiru dund maître Malick Sall moom moo ko xamle di jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk lépp lu soxal wàlluk yoon fii ci réew mi tey nag la ko wax ci benn lël boo xamante ne ay femmes parlementaires ñoo ko amal mu aju ci projet de loi boobu jëm ci criminaliser wàlluk sàkku ak pédophilie ñoom soxna yi parlementaires yooyu nag bu ñu sañoon daal lii di projet de loi boobu daanu ko xam bu baax a baax miin ko laata ñu koy adopté ca assemblée nationale. Alassane Ba Jafara Ba. projet de loi bi jàll na conseil des ministres ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weerub novembre bi ñu génn viol ak pédophilie ñu daal di leen jàppee léegi ay crime mu nekk moyen bi nga xamante ni dana tax ba ñi ko doon amal dellu ci gannaaw ndaje bi nag dana tax ba jigéen yi fi teew gën a mën a xam li nga xamante ni moo nekk ci biir projet de loi bi balaa ñu koy adopté ca assemblée nationale. li ne mel nag doon li nga xamante ni moom mi di garde des sceaux rafetlu na ko. def naa ne ci atelier bi femmes yi nekk fii parce que ay femmes yu valeur lañu te ñuy jàngal lañu te ñu am expérience lañu def naa ne dañoo mun a améliorer texte bi pour que effectivement texte bi ñu war a proposer à l'assemblée en plénière satisfaire ñëpp. comme dañuy partager rek ñoo àndoon yuuxu ñun ay parlementaires ñun lañ andi loi bi ñu woo suñu yeneen naataangoo yi nga xam ne doonuñu ay député ñu ñëw toog tey ñu waxtaan ak ñoom partager loi bi bu ko defee ñoom it ñu xam ci biir li nekk ci biir loi bi ba xam ne seen attente yi nga xam ne moom lañ doon xaar ba yuuxu keroog place de l'Obélisque attente yooyu kat projet de loi bi jël na ko en charge. bu fekkente ni jàll na ca assemblée nationale ñi nga xamante ni ñooy siif soxna yi wante itam di violer gune yi mën nañ leen daan seen ngiru dund projet de loi bi nekk na li andi ay coppite ci ni ñu doon atte li di viol wante itam li di pédophilie. viol ak délit la woon délit ay peine bu 3 ans maximum loolu léegi ku def yenn saay-saay yi ci jigéen yoon def lay teg ñu condamné la à perpétuité dee rek moo lay génn ci cellule bi danañu appliquer ci moom loi bi dans toute sa rigueur. soxna yi fare ca assemblée nationale wante itam association des juristes du Sénégal ñu weccante ay xalaat gën a xóotal waxtaan yi ngir fexe nag ba xalaat bu baax a baax ci coppite yi ñu andi ca loi numéro 65-60 bu 21 juillet 1965 bu jëm ci code pénal projet de loi numéro 20-2019 bi nag dana jàll assemblée nationale altine gi ñu dëgmal.
Bakar Sall demoon na seeti ji maître Abdoulaye Wade moom moomu nekkoon maire bu Ndakaaru mu ne nag dafa dem rek ngir sàkku ji ñaan waaye nag bu mu fa génnee nag xelam dal na bu baax a baax moom Khalifa Ababacar Sall dañ ci ànd ak Habib Faye ak Modou Diop. Khalifa Ababacar Sall sol nay dàllam dem seeti ko fi nekkoon njiitum réew di Abdoulaye Wade moom mi nekkoon ndey ji réew bokk moomeel bu ville bu Dakar ndajek xaritoo tax ko jóg mu nekk loo xamante ne ab mbégte la ci moom. mag mat naa bàyyi ci réew te ñaanu mag barkel la moo tax ñu ñëw sàkku ci moom ay ñaanal ko yàlla guddal fanam bàyyi ko fi lu yàgg-yàgg ñaanu mag ndaw da koy soxla te wax dëgg yàlla tey bi ñu fi ñëwaatee Abdoulaye Wade wan nañu bàyyoon nañu ñu nit wan nañu ko ni ko doomoon nañu. ci boobu lekk ndaje ñoom ñaar ñi yi ñu yàbbi benn yoon ci li ñeel wàllum actualité bi lëmbe dëkk bi. am na tiis bu daloon ci njabootu Khalifa Sall malgré atam ak ay itteem mu bàyyi lépp ñëw jàll si te jullit lépp luñ ko defal ci teraanga day jàpp di ko delloo teraanga ju mu toll loolu moo taxoon ñu ñëw. ni ko loolu nga defoon ci suñu famille yëg nañ ko sant nañ la ci sargal nañ la yàlla mi am pay yàlla na la yàlla fay. ña fare ci Abdoulaye Wade ñoom rafetlu lool seet si gi Khalifa Ababacar Sall def te it ñu koy tàllal loxo. nun comme dañu nekk ci opposition bi képp koo xam dafa nekk ci opposition bi rek ak ñi nekkul sax ci opposition bi président Abdoulaye Wade kilifa la goo xam ne tey adduna bi yëpp a ko soxla tey ci expérience am ak xam-xamam ba tax na képp ku fi ñëw rek président Abdoulaye Wade moom da lay ubbil buntam. waxtaan ak yow dénk la. moom mi nekkoon maire de la ville bu Dakar mi ngi gën di wëyal tournée ya nga xam ne mi ngi koy def gannaaw ba mu génnee ca kasoog Rëbës gi ci waxtaanam ak Abdoulaye Wade Khalifa Ababacar Sall ba mu génnee ba léegi ab tekkaaral la wane. jaajëfal Habib Faye kuréel gi nga xamante ni moom la ñu dénk dialogue national bi président Macky Sall samp na ko juróom-ñetti commission yu fas yéene waxtaanee réew mi ñu ne nag lépp lu ca jugee ñu tënk ko président Macky Sall nee na dina ko jëfe ngir yokkuteeb Sénégal ki jiite kuréel googu tamit di Famara Ibrahima Sagna moom am na yaakaar rek. juróom ñetti pàcc lañu fas yéene teg ngir waxtaane nag lépp loo xam ne aajo na wàllu réew mi. Sénégal di am juróom benn fukki at moom Macky Sall li nu mel daal danoo war a teg jéego yu mag a mag ci wàllu démocratie ngir ñëpp mun cee gis seen bopp. Il s'agissait de la commission politique, de la commission économie et sociale. lu tollook juróom-ñett ci ay commission bi ci njëkk nekk commission politique beneen bi économie ak sociale commission beneen bi nag ressources naturelles lay wax am na ci boo xam ne wàllu environnement ak cadre de vie commission paix et sécurité boobu tamit dinañ ko def waaye ci loolu nag ngir renforcer démocratie bu baax a baax moo tax ma waxtaan ci nit ñi fa seeni cee yokk yeneen ñetti commission yoo xam ne nag acteurs yi nangu nañ ko maanaam commission boo xam ne wàllu transparence lay wax wàllu corruption tamit lu koy xeex ak décentralisation ak beneen commission bu mujj di commission de synthèse. De la décentralisation et de la territorialisation des politiques publiques et enfin de la commission de synthèse. ay défi yu mag nag di ko xaar moom comité de pilotage bi waaye président bi nag woo na ñëpp ñu jàppale ko ngir mu mun a réussir bi la mission. C'est un dialogue pour la réussite duquel dialogue la boo xam ne pour ñu réussir ko faaw nag ñu xool ay méthodes ak outils yu baax yoo xam ne moom lañ teg ngir mun ko encadrer acteurs yëpp ku ci ne joxante loxo ku ci ne ak sa expérience ku ci ne tamit ak ni nga xam ne noonu nga taxawee woon ci mbégte ak xol bu rafet ak wàllu patriotisme fexe nag ba Sénégal doon espace bu am solo boo xam ne dinañ fi mën a dund ci jàmm. de paix où il fait bon vivre pour tout le monde. lenn luy dalal xel ndax njiitu réew mi jàpp na ne lépp loo xam ne déggoon nañ ko te mu tukkee fa dina ko respecté. Je serai donc à votre écoute pour la mise en maa ngi leen di may nopp di leen déglu lépp loo xam ne tukkee na ci te déggoo ngeen ko dinaa fexe ñu daal di koy jëmmal te nee naa sax gouvernement bi ñu ubbeeku ci yéen ba yombalal leen seen mission. Dans l'exercice de la mission qui vous a été confiée. comité de pilotage boobu nag nga xam ne dalal nañ ko ñetti weer la ñu am ngir fexe dajale ñëpp ñu daal di waxtaan lu jëm ci réew mi bu ko defee nag ñu mën a am loo xam ne dañ koo déggoo teg ko ci table bi.
kujje gi ñi fare ci nguur gi mankoon nañu nag rafetlu rek samp kuréel googu ñu jàpp nag ne lenn képp moo leen yitteel ñoom ñëpp muy nag Sénégal président Macky Sall it kàddu yi tukkee ci moom ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ndax jàpp nañ ne discours bu am ak ubbeeku la ñu teewlu ñenn ca ñoom. ma ngoog du ñàkk kon ñu ngeen am ko rek ci yeneen jotaayu xibaar yi ñu yegg ba fële ca Médina Wandifa nag ab commune la boo xamante ni lu toll ci fukki junni ak juróom-ñeent ci doomu aadama ñoom ñoo fay yeewoo waaye ba nëga ni ña nga nekk ci jafe-jafe gannaaw budget bi nga xamante ne sax kon nattaloon nañu ko commune boobu waaye dafa mel ni dara sottiwul ci jafe-jafe yi nga xamante ne nii ñu ngi koy dund te ñu gis ni nag waroon nañ caa gën a mën a taxaw muy askan wa ba ci nag délégué de quartier ak conseillers municipaux yi ñoo bokk rek di ko naqarlu bokk na ci loolee ñuy dund nag muy ñàkkum ndox mat na ñeenti at ci tey jile ñu teewlu kenn ca ñoom ci micro bu Bakary Konté. tey population de Médina Wandifa dafa nekk population boo xam ne daal suñu priorité ci priorité yi wax nañ ko waxtu bu ne ñu ngi koy jooytu problème ndox la mais maa ngi rappelé wu keroog ci assemblée nationale que château boobu depuis 2016 ba léegi président joxe instruction pour que château boobu ñu defar nañ ko mais li des mooy redimensionnement bi mooy réseau bi ça pose problème moo tax chaque 3 mois ñu ngi connaître ay pannes perpétuelles 2016 ba léegi maintenant man fa mënul am ndox stable chaque 3 mois des pannes et le ministre de l'hydraulique il est sensible à ça. Donc ñu ngi xaar dans les mois à venir le plus rapidement la question peut être réglée mais loolu lu am solo la il faut que population xam loolu tamit lu métti pour defar ko dafay jël temps xëy na ndox la kenn mënul wax ni dafa war a jël temps bu bëri mais nu ñu muñ incha allah rabi mun nañ ko réglé wu ci weer yu gàtt yu ñëw ci kàttanu yàlla. gàggantiwaat tuuti rek la ñeenti weer kon la ñu toog te amuñu ndox ki doon àddu noonu di Malang Seyni Fati nekk député maire ñu wax ci wàllu caada ak festival culturel bu Barga mu nekk festival bu ñuy faral di amal bi yoon nag ñu jagleel ko askanu xaal pulaar liñ ci jublu rek mooy kon xaal pulaar yi gën a joxante loxo waaye nu ñuy fexee rek ba gën a suqali Île à Morphil jaarale ko ci wàllu caada loolu tamit tax na ba ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko amaloon tamit daal di kon prier ndaw ñi ñu daal di nag des ci biir réew mi te bañ nag di àbb gaalu locco yi di wutali bitim réew Ousseynou Diop. festival bii di am ci dëkk bii di Barga di festival culturel développement ak solidarité waaye nañ fi lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu aada ak cosaanu alpulaar fii ñu daal fi exposé lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu soow ma ñuy jëfandikoo lépp lu jëm ci wàllu cere yi ñuy defar itam ci réew mi di njóor ni keccir yi ñu daal ko fiy wane mëbët bi mooy wane alpulaar ni culture am riche. dafa nekk loo xam ne dañ ko war a teg pour ñu génneewaat suñu aada ak suñu cosaan parce que ñun ñëpp xam nañ ne Fuuta am na benn affaire bu ñu liyee mooy suñu culture suñu aada ak suñu cosaan. dañuy def prétexte cosaan suñuy valeur loolu mooy cimenter suñu diggante loolu mooy fondement société bi mooy suñu valeur la ñu génn donc mais aussi ñu ñëpp nekk benn pour liggéey développement en fait ci gox bi. fii nag wane nañ fi lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu cosaanu aada alpulaar yi nekk ci diwaanu Sénégal rawatina ci Fouta seeni xalaat mooy lépp lu jëm ci wàllu ko cosaan bu ni mel ñu mën ko sàmm ndax njariñam dafa bare. suñ ko bàyyee rek soo ko bàyyee dafay mel ni benn feuille morte amatoo loo def amatoo foo taxaw amatoo li ngay def amatoo repère donc repère yooyu lépp lu ci baaxoon dañ ko war a sulliwaat ñu génneewaat ñu exposer ko au niveau national et international. dañu utiliser festival bi culturel mais dañu joindre utile à l'agréable mooy li nga xam ne prétexte la pour ñu mun effectivement xool lu manqué ci gox bi ñu mun ko saafara donc mais également surtout emploi des jeunes bi. festival bi may na ñu ko sos ñu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci gox yi nañ leen war a soqalee ñu ni mbay mi ak lii di élevage bi la xale yi war a tënku bàyyi lu jëm ci wàllu mbëkk mi ci fan bu mujj bi Baaba Maal lañ fay dalal askan wu bare nag teewe woon ndaje bu ni mel mu doon loo xamante ni neex na lool ci xolu askan wi nekk ci Barga ak ci Loñ. Ousseynou Diop jaajëfal la bu baax a baax xët yu njëkk yu yéenikaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye. ku ci xëy yam ba yam ci ni mu ñu ko xibaaree sa àdduna si séppay tukki ubbil yéenekaay bi ñetti doomi aadama ñoo faatu démb ci l'accident buy am fooy tollogi stade bu Ngor ci autoroute bi ñaari camion yu yeboon jën ñoo doon njëkkante mbëkkante ba far faat fa ñetti nit am yeneen juróom-ñett yu ci jëlee gaañu journal bi